asalaamaaleykum mbokk internetu Wassare News dal leen ak jàmm seen émission bu mag bile émission bi nga xam ne moom mooy rendez-vous politique bu groupe Wassare tey jii nag ñu dalal ki nga xam ne moom mooy Moutarou nekk membre APR nekk membre maire mouvement élèves et étudiants républicains tey ñu dalal ko nag dana waxtaan ak moom li nga xam ne moom mooy actualité politique du Sénégal ak actualité sociétale du Sénégal émission bi nag mooy émission CV Moutarou ñu ngi lay dalal. maa ngi leen di dalal yéen waa Wassare News di leen nuyu di leen sant di leen gërëm si dalal tey bi ngeen ma dalal loolooy waral ne importance bi ngeen jox jeunesse bi ak yaatuwaay bi nga xamante ne tey kër gi képp koo xamante ne tey war na ci mën a am accès rek seen porte yi tijjeeku na amul xaaji amul seen. di dalal aussi di nuyu seen internautes yëpp ak ñëpp ñoo xamante ne aussi ñu ngi seetaan Wassare News di nuyu sénégalais yëpp leen sant leen gërëm di ñaan yàlla jàmm yàgg fi. ginnaaw bi nga nuyoo askan bi présenté wu Moutarou mën nañu xam lan doo doon résumer sa jaar-jaar biir APR si quelques minutes rek nga wax yaay kan pour internautes yi mën a xam yow yaay kan. waaw man maa tudd Moutarou Ly maîtrisard en droit public. À la faculté des sciences juridiques et politiques APR nag yàgg naa fa. yàgg naa militer ci biir APR bokk aussi ci mouvement des élèves et étudiants républicains. Je pense bien que depuis ba ma nekkee élève nekk lycée en 2009 2010 ba 2011 nga xamante ne fa la parti bi fa la parti bi soqeexoo fa laa démarré ci parti bi boobu noonu nag jeune laa di jàng. yàlla def ma dugg université ku xam faculté de droit xam nu mu mel ak situation bi bon ma concentré woon ci jàng bi gannaaw ko aussi loolu la ñu mag ñi doon jàngal donc mais yàlla def ma ci doon yëngu encore ndànk-ndànk di ci yëngu donc milité naa aussi Djiddah Thiaroye Kaw mais en même temps aussi même fu ma dëkk dans sama village natal muy Matam plus particulièrement dans le village de Nabadji Civol foofu aussi dama fay am ay yëngu-yëngu daanaka daal mag parti bi yàgg nañ. waaw depuis ba muy door ba léegi ñu ngi ci parti bi ñu ngi yëngu ci parti bi tax na dañoo gëm principe parti bi. gëm réalisation yoo xamante ne tey jii nii parti bi président de la république mu ngi koy def ci biir dëkk bi. dëgg la ginnaaw bi nga présenté woo wax ne yow yàgg nga si parti bi nga xam ne mooy parti bu président bu Macky Sall ginnaaw ci loolu dañuy ñëw vivre dans les sujets gis nañ ni élection législative yi dañuy waaj a jublu élection législative yi nag gis nga coow yu bëri yu mu jur si diggante ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ak kii nga xam ne moom mooy Macky Sall muy liste yeewu askan wi ak liste Benno Bokk Yaakaar. liste Benno Bokk Yaakaar titulaire yi jàll liste titulaire yeewu askan wi jàll askan bi ñu bëri ñaawlu loolu noonu loolu nan nga koy jàngatee. waaw loolu lu may jàngatee rek mooy am na ñoo xamante ne dama jàpp ne Sénégal bu ñëpp jàngoon droit coow li fay. c'est-à-dire. loo xamante ne tey décision conseil constitutionnel bi képp koo xamante ne tey kuy juriste nga gëm yàlla nga xam ne luy droit di wax xam nga ne conseil constitutionnel bi mënoo cee dindi virgule. conseil d'abord damay njëkkee d'abord conseil constitutionnel mooy lan. conseil constitutionnel mooy fu attukaay foo xamante ne fu gën a kawe. te ñii aar ak yelleef loo xam ne doomu aadama la ñii aar aussi suñu institution yi ñi bañ kaa bafouer. conseil si loolu lay dox bu ñu jógee foofu dañ leen di choisir sur la base des critères yoo xamante ne tey nekkul ne rek ku jóg rek ñu ne la yaay membre conseil constitutionnel déedéet conseil constitutionnel il faut nga nekk professeur agrégé de classe exceptionnelle nga yàgg ci liggéey bi def ci plus de fanweeri at ak lu teg ñoo xamante ne dañoo jàng ci loolu noonu ñooñu la ñuy tàbbat ci biir conseil constitutionnel léegi nag lan moo waral coow li ba tax sénégalais yépp opposition bi jàpp sénégalais di leen manipuler di leen wàccloo ci mbedd ba ay dee di ci am loolu yëpp lu ko waral mooy nee nañ dañoo d'accordul ci décision conseil constitutionnel bi décision bi conseil rendre décision tey jii nii recours bi sax la rejeté laa mën a wax recours bu waa Yewwi def tey boo xoolee recours boobu conseil nee naa la seen première option mooy le respect des droits humains tey nekkatuñu ci constitution boo xamante c'est une constitution institutionnelle nga xamante ne tey da doon saytu rek ci wàllu institution yi ci régime yi affaire yooyu noonu déedéet léegi la ñuy wax naan la constitution des hommes c'est-à-dire constitution tey lu ko tax a jóg mooy aar ak yelleef doomu aadama
léegi nag doomu aadama bi moom bu nee day déposer tey bu nee day déposer candidature am pour dem élection yaa ngi may dégg bu nee day dem élection conseil lu mu war a def selon l'article 4 de la constitution mooy lu mu fexe ba àq ak yelleef kooku noonu ñu jox ko mu war a dem élection ci biir loolu noonu nag ñaari liste yi déposé nañ ñaari liste yëpp dañoo gis ne am na fu ñu lajj. dëgg la liste Benno Bokk Yaakaar gis nañ ne côté suppléant bi dafa am ay lajj-lajj côté titulaire bi liste waa kii nii waa Yewwi dafa am ay lajj-lajj ci côté titulaire bi léegi ñu dugal ko conseil ba ministre bi publier liste yi ne ñii ay titulaire ñii suppléant la ñooy dem ñoom ñu ne déedéet d'accorduñ ci lu ministre bi publier d'ailleurs sax dañoo njëkk a wax ne ministre bi amul droit publier ñu ne date bu mu ko publier baaxul yaa ngi dégg lu ma lay wax léegi ñu dugal recours jël décision ministre bi yóbbu ko ne conseil d'accorduñ ci décision ministre puisque conseil moo compétent en matière électorale lépp lu jëm ci élection conseil moo ci war a wax. conseil ne leen décision ministre bi. première moyen bu ñu njëkk a wax mooy ci date bi conseil ne leen déedéet date bu mu publier bi date bu normal la. ñu ne waat ministre bi amul compétence ñu ne leen déedéet bu amee ay irrégularités yoo xamante ne. ci gàkk-gàkk bu ci amee ministre bi mën na saisir conseil. yaa ngi dégg publier liste yi. su weesoo loolu ñu ne 2 listes bii lu tax titulaire bii lu tax suppléant conseil renvoyé leen ci article 149 parce que loolooy coow li article 149 bi yëpp mooy coow li Sénégal tey. moo indi coow li. moo andi coow li lépp coow li mooy article 149 bi. mun ngaa dikkaat tuuti ci article 149. article 149 bi dafa ne. la parité homme et femme doit être respectée. mu ne les listes. titulaires comme suppléants doivent. yaa ngi gis. doivent c'est au pluriel. dëgg la les listes. titulaires comme suppléants. doivent. donc ça veut dire que par conséquent. ce qu'on peut sous-entendre ça veut dire. il y a une liste titulaire il y a une liste suppléant. loolu nga mën a déggee. yow da nga jàpp ne. liste yi ñaar la. waaw. mais liste yi mënul nekk ñaar parce que benn liste la nekk suppléant ak titulaire. waaw. kon duñ demee bay rejeter rek dañoo war a rejeter liste bépp. dañoo war a ko rejeter liste Benno Bokk Yaakaar loolu la ñi nga xam ne waa Yewwi Askan bi di kaas. loolu laa lay wax lu tax ñu bàyyi liste Yewwi Askan bi titulaire bi bañ a bokk. c'est-à-dire dañoo bëgg a éliminer kon Ousmane Sonko bàyyi liste Benno Bokk Yaakaar liste titulaire bi. xam nga la moo tax loolu laa lay expliquer léegi nee naa la. waa conseil constitutionnel. ñoom seen rôle. mooy di respecter ak yelleef doomu aadama bi pour mu mën a dem élection. ça veut dire que yow tey boo déposé pour dem élection. tey sa benn parti benn liste bi benn liste bi mooy titulaire bi. baaxul suppléant bi baax. conseil du ne déedéet yow waroo dem élection de déedéet day xool yow nan nga mën a def pour yow nga mën a bokk ci élection yi léegi nag fu mu la mën a jaaralee mooy ku amul yaay nàmp maam fu mu la mën a jaaralee mooy. article 149 bi puisque article 149 bi xam nga article yi tamit. loi mais nga baal ma dagg la foofu. waaw may ma rek ma baal ma dagg la foofu c'est-à-dire ñoom dañoo ne conseil constitutionnel. benn outil la boo xam ne Macky Sall da ko teg pour teg ay jafe-jafe ñi nga xam ne ñoom ñoo Yewwi Askan bi doo xoolee waa conseil constitutionnel ñu si ëpp ñëpp sax Macky Sall moo leen di nommé. ñoom benn outil de combat la boo xam ne Macky Sall da koy utiliser pour daan ñi nga xam ne ñoom ñoo Yewwi Askan bi lu tax ñoom ñu bàyyi. liste Benno Bokk Yaakaar bi passé liste titulaire bi nga xam ne Ousmane Sonko fa la bokk loolu mooy problème bi. léegi dama la bëgg a doon daaneel. foo xamante ne fu ma tàmbali woon sànq. ba ma lay naan. conseil constitutionnel ak yelleef bu ñu doon respecté doomu aadama bi. boo ñu dugalee ñaari liste yi. kenn am irrégularité si côté suppléant bi. erreur matérielle kee am erreur matérielle côté titulaire bi. léegi nag conseil lu mu war a def. conseil rôle am nekkul jékki-jékki ne ñeedet ñaari liste yi. dama leen di dégager doo leen bokk de bu ko defee mu lajj mission parce que il faut ñuy suivre l'évolution de la juridiction constitutionnelle au Sénégal. léegi est-ce que jéemul satisfaire ñi nga xam ne ñoom ñooy Yewwi Askan bi rek. may leen suppléant pour ñu mën a ànd ak ñi nga xam ne mooy ñooy Benno Bokk Yaakaar mën a perdre élection yi. xam nga ñun raguluñ élection. élection depuis le Sénégal et Sénégal ba léegi. élection locale ngeen jugee de élection locale ngeen jugee de. élection ba mu commencé ba léegi. président amul benn élection boo xamante ne mouvance président bi gagné wu ko. xam nga loolu ay wax la
tey ñoom li ñuy wax élection yu weesu woon fii nii. ba président gagné ba léegi musuñoo gis élection législative boo xamante ne man de musumaa gis mouvance présidentielle perte ay élection législative xam nga cohabitation. nous ne sommes pas habitués à ça. population bi n'est pas même prêt pour jox ay opposition tey ñii gën a fees assemblée. mais loolu day wane ni Sénégal démocratie baa ngi avancé. démocratie mais depuis Macky Sall bi mu fi nekkee ba léegi démocratie bi day gën a arrière. c'est-à-dire dañuy loolu damay permettre sax mu mën a dugg ci manifestation bi nga xam ne Yewwi Askan Wi waroon nañ ko def vendredi passé Macky Sall nangu ko en même temps tamit mu jàpp ñi nga xam ne mooy leaderu Benno Bokk Yaakaar nan nga gisee. Macky Sall bi fi ñëwee ba léegi ak démocratie bi. xam nga Macky Sall. waaw le fait que le président Macky Sall. excusez-moi le président Macky Sall. tey démocratie am. foo xamante ne fu mu toll ci àdduna bi. yaa ngi dégg. démocratie bu tax Sénégal am tey bii nii. looloo tax tey jii nii sax ñun ñu naw ñu un peu partout tey bu ñu demee may ma rek. tey bu ñu demee may ma rek Omar may ma rek may ma ba ma daaneel foofu. c'est-à-dire Omar may ma rek. tey bu ñu demee tey. bu ñu demee tey ba ñun ñi respecté ñu sur le plan international tey. ñi diriger président Union africaine. tey ñu weesu nga xamante ne conflit yu bëri Sénégal tey mooy nekk koo xamante ne mooy moom la ñuy yónni ci loolu bu opposition amee dem bay naan dañuy dem di manifester wu. yaa ngi dégg dem di taar réew ay décès di ci am te loolu gisoo ci benn gàllankoor ba léegi président mu ngi ne pat nit ñaa ngi négocier ak ñoom di waxtaan ak ñoom mais xam nga ne loolu démocratie moo ko waral. tey bu demee ba tey jii nii da ngay gis ay médias tey y a des médias yoo xamante ne dans les autres pays africains. am na loo xamante ne boo ko waxoon ci télé gars yi dagg sa baat mais tey jii nii. démocratie Sénégal fu mu toll tey kenn mënu kaa arrière loo gis nga tey. Sénégal mais da nga jàpp ne démocratie Sénégal. dafa gën a avancé. Sénégal gis nga loolu nga jàpp wala jàppoo. gis nga démocratie Sénégal. démocratie Sénégal la liberté individuelle. démocratie Sénégal. fu mu yegg am na ñoo xamante ne ay pays yoo xamante ne demal ay yenn pays tey ci biir àdduna bi. dañuy naw Sénégal ci démocratie. am na pays yoo xamante ne tey jii nii nee naa la. télé xalaatoo ko waxuma la sax télé vidéo rek xalaatoo ko def di ŋaññi président mais tey jii nii Sénégal da ngay gis ku yeewu day wax ci président. ku xëy day wax ci président te pourtant loolu dara du ko ci fekk tant que kay yow débordé woo yaa ngi wax lu jaar yoon yaa ngi wax loo xamante ne tey jii nii lu démocratie ak loi règlement yi lu ñu d'accord loolu dañ ko ci d'accord mais nag démocratie nag dafa da ngay jàpp ne président Macky Sall bi muy opposé wu ak Abdoulaye Wade da doon def discours yu gën a garaaw yi gars yi di def yow président da doon woote à la résurrection en même temps di woo population pour ñu génn si mbedd bi Ousmane Sonko du ko demee bay def nga xam ne Ousmane Sonko deful dara lu bees président Macky Sall Sonko deful daal lu bees président Macky Sall waaw kenn musu kaa gis muy wax opposition lu ñaaw kenn musu kaa gis muy jëm li baayam Ablaye Wade di ko wax loo xamante ne jaarul yoon wala loo xamante ne weñ bu ci takk dee mais xam nga ñii nii xam nga ñoom Sonko dañ ñuy fontoo yar ak teggin dafa bokk ci suñu aada ak suñu cosaan. kon da nga jàpp ne Sonko amul yar ak teggin. amul yar amul teggin. parce que xam nga la moo tax pourtant keroog bu ñu ko teree mu génn. waaw bu ko neexoon jaayante. xam nga la moo tax bu ko jaayante woon ak policiers yi lu mu bëgg nag du ko am. parce que tamit xam nga lan la bëggoon dem ñi xosi ko foofu wala plan yi ñu teg am ku wéeru ginnaawam jam ko wala def ko lu ko metti bu ko defee ñu ne pouvoir bee ko def wala pouvoir bee ko yónni ñun xam nañ plan am yëpp. seen plan mooy lan mooy essayer de déstabiliser le pays gis nga tey keroog protection bu ñu def tey cité kër góor gi c'était très important xam nga tey jii nii bu génnoon imagine bu génnoon ñoom ci seen biir am ku complot jam ko wala am ku complot def ko loo xamante ne tey jii nii gars yi évacuer ko bu ko defee lan la ñuy wax pouvoir bi dafa am ñoo xamante ne bëgguñu réew mi avancer dañoo bëgg déstabiliser réew bi gis nga ministre bi ba mu génnee bee non est-ce que kon duñ ko nangu da nga may déglu est-ce que duñ ko nanguloon li nga xam ne mu génn def manifestation dans les meilleures conditions comme ni ñu ko defee woon si bële passé nit ñi policiers yi génn encadré ko du am yenn débordement yi ba 3 mois bi mu amee dégguñu Macky Sall mu wax dara. xam nga manifestation loo gis manifestation dañ ne la moo dem di laaj ay autorisation da ngay dem di yëgal nit ñi déclaration rek ngay def mais c'est limité loi 78 bi moo limité manifestation il faut d'abord day xool préfet bi day xool s'il y a pas trouble à l'ordre public yaa ngi dégg en même temps s'il y a pas aussi s'il y a une disponibilité des forces de l'ordre tey jii nii bu ñu basé woo rek ci trouble à l'ordre public y a des critères classiques y a des critères yoo xamante ne tey ci moderne mooy le respect de la dignité humaine ak la moralité
tey critère classique bi tey sur la benn rek laa la siy jëlal mooy la tranquillité rek suffit tout simplement pour interdire une manifestation. damay jàpp ne da ngeen ragal Ousmane Sonko. da ngeen kaa ragal rek. ñun Ousmane Sonko. parce que doo leen ko ragal woon da ngeen koy bàyyi mu dem defi Ousmane Sonko bu amee lu muy wax na ko dem moom Adji Sarr la ragal. ñun ragaluñu Ousmane Sonko. Ousmane Sonko bu amee ku mu ragal Adji Sarr la ragal ñun ragaluñ ko. ndax Adji Sarr moo ko fa woo mu dem répondre tribunal ba léegi mënul dem. ma wax la beneen affaire ci préfet bi ma ñëw la daaneel la préfet bi ma daaneel point boobu c'est important sénégalais yi xam ko. préfet bi. article 61 bu mu jël bi yéen médias yi ci ngeen ci leen dañ leen a indexé article boobu. mais médias yi kese lañu wax. parce que xam nga lan moo tax waxuñu kenn bu bañ a xam nga lan moo tax autant benn média moo fi amoon. benn média moo fi amoon mooy RTS. tey bu demee ba tey ay médias yu bëri am boo taxawee di def propagande médias yëpp dañ koy génnee. tey bu ñu taxawee moo manifestation lu ñu mën a wax. tey ci pouvoir bi lu ñu mën a wax ci mouvance présidentielle da ngeen koy génnee parce que seen rôle ngeen di def da ngeen di def seen liggéey macha allah. donc nag loolu bu demee ba am puisque multiplication médias yi am na te loi bi changé wul dans ce cas là nag application article 61 bu préfet jël kenn mënu ko cee dindi te article bu jaar yoon la. mënoo xëy nag chaque semaine di manifester ou trouble à l'ordre public bi sax mën na cee jouer. xanaa ñi nga dëkkandoo ak ñoo xamante ne ñi dëkk place de l'Obélisque dañoo soxla tamit ñoom ñi féex. parce que tamit moo foofu noonu. foofu dafa am ay dëkkuwaay. mais 2012 da ngeen doon def pareil. 2012 da ngeen doon dem ba. 2012 ba côté Assemblée nationale di xeex ba yor ay xeex seen biir. 2012 ba gars yi en tant que Niass Moustapha Niass yor xeex. 2012 président lu mu war a def ci 2012 def na ko. 2012 situation sénégalais bi su nit ñi toll woon tey 2012 fa la nit ñi toll woon tey di génn nit ñi génn mais loolu taxul président. ak lu nit ñi di génn. ak lu nit ñi di manifester 2012. doo dégg mu naan diw firaawuna la. doo dégg mu naan diw seytaane la. doo dégg mu naan diw dañ ko war a rey. doo dégg mu naan diw dañ ko war a def lii. mais loo ko gis lan nga gis président mu ngi def 2012 lu coow li bëri yëpp mu ngi def campagne am. bu defee campagne moom moo ne il faut aller chercher le président Wade et le déloger du. déedéet waxul loolu waxul loolu de. il faut nga lire entre les mots. tegaatal vidéo bi léegi ñu déglu ko. dafa ne. si Wade dit. qu'il a gagné. et si Wade a gagné. loolu la wax. si Wade dit qu'il a gagné mais loolu c'est Wade qui dit qu'il a gagné Wade du moom mooy déclaré mooy autoproclamé moo gagné. mais si Wade dit. si on dit que Wade a gagné mu ne moom si Wade dit Wade a gagné si on dit que Wade a gagné. dans ce cas moom dina accepter Wade gagné na. mais si Wade jóg rek taxaw de président Abdoulaye Wade taxaw ne rek maa gagné loolu xam nga ne jaaduwul. foofu ngay war a xam nga lan ngay jàngatee li muy def moo gën a pire jàpp na Déthié Fall jàpp na Ahmed Aïdara jàpp na Mame Diarra Fam parce que jàpp na Bara Dolly tëj leen ci kaso bi. instant bi defaree nañ leen ci simple manifestation. loolu moo gën a pire. xam nga pays. nous sommes dans un état souverain. gis nga keroog c'était la souveraineté de l'état contre l'opposition. keroog bis bu opposition bi gagné woon seen pari. c'était catastrophique pour tout le monde. xam nga lan moo tax. kon daal en sursis ngeen nekk. gis nga dans un pays parfois. il faut montrer sa souveraineté. il faut nga xam dëkk bi dafa am njiit. lan la ñu wax président demoon nañ sax ba ne bu jotee day dem Paris day dem roof laax. keroog mu ngi woon King Fahd xam nga keroog mu ngi woon King Fahd pour wan ne leen. keroog génnul moom. xam nga dem King Fahd continuer programme am di dem moom mu ngi continuer programme am de gars yi nekk di yuuxu rek moom lu mu war a defal Sénégal fii ba 2024 mu ngi koy def. te doyalaguñu bu ko laajaatee sax dinañ ko jël. waaw ma wax la beneen affaire aussi. concernant l'opposition. ñi jàpp ñi. dañoo wax wala ñi def loo xamante ne du yoon gis nga nit. mais ñoom sori woon nañ place de la nation kenn ki ñu ngi ko jàppee Mermoz keneen ki ñu ngi ko jàppee buntu kiiwam siège am keneen ki ñu ngi ko jàppee buntu kër Barthélémy Dias. mais yow mii sori nañ place de la nation. yow mii sax télé bii bu ñu toogee fii ñun bu ñu toogee fii. ñu ne xale yi génn leen suba dañuy génn. manifester. ñi nga génn dañ lay jàpp xam nga la moo tax. parce que yow yaa woote. xam nga man mii jàppuñu ma yow jàppuñu la parce que woote woo. beneen sénégalais wootewul ñaata sénégalais ñoom ñi fi toll ñoom ils sont minimes par rapport aux 17 millions de sénégalais yi fi nekk bu ñu demee ba jàpp leen ça veut dire que ñooñu tey ñoo def erreur bi nag mooy mais loolu seen droit la. xam nga yow am nga droit yow yaa ko wax sànq sa biir wax nee nga dooy manifester doo ñëw yëgle da ngay prévenir ne damay manifester ñu jox lay force de l'ordre yaa ko wax. waaw yëgle nga. waaw yëgle nga. waaw
ba nga yëglee ñi ne la déedéet préfet bi génnee mais yoon dalaa may Alioune Tine bii di wax moom. ak Birame ak Birame 2011. waaw bañ ko teree ñun jàng nañ fac droit arrêt Alioune Tine 2011. Alioune Tine lu mu def. yaa ngi dégg bañ ko teree manifester. 2011 dafa saisir cour suprême la cour suprême est compétent pour casser décision yoo xamante ne autorité administrative la tey préfet génnee na acte administratif. acte administratif bi d'accord leen ci. ñoom déposé mais déposé nañ ci jour bi recours. non déposé nañ recours xam nga ñoom nan la ñuy def. gis nga loolu mooy respecté woo les institutions. parce que yow tey jii nii boo déposé recours. li nga war a def mooy y a 3 jours li nga war a def mooy xaar cour suprême mu rendre décision cour suprême bu rendre décision. ne la préfet bi de juum nga war a manifester su boobaa nga dem manifester mais booy woote ay patriotisme. comme fi nga nekkoon léegi 3 morts am. 3 morts am si manifestation yi. Macky Sall ba léegi génnagul communiqué buy wan ne moom mu ngi naqarlu kii décès yooyu mais le contraire mooy ñoom dañuy ñëw di aduler maanaam di kañ gendarmerie policiers yi naan ñu ngi def seen liggéey alors que 3 morts am nañ 3 décès. man maa ngi nuyu ñëpp di nuyu gendarmerie. gendarmerie police. gis nga ku amul gendarme sa kër. wala gendarme jur la. doo xam seen coono lu ñuy daj. dëgg la. gendarmerie police. boo ci amoon kenn ku la si jur. wala kenn koo xamante ne am nga ko sa kër. doo xam lu ñuy daj. nit ñoo xamante ne tey jii nii kaaraange réew mi ñoom ñoo ko yore ñooñu dañ leen war a dooleel. ñooñu boo leen affaiblir tey sous-région bi yëpp est menacé gis nga ñun dañoo dundagul loolu rek. lu Mali di dund ak yeneen Burkina ak Nigéria gis nga buñ ko dund woon benn jour yàlla nañ ci yàlla musal mais billaahi dinañ xam lan mooy kaaraange réew ak lan fu réew sécurité réew fu mu toll. tey jii nii 3 morts am na ma répondre la si 3 morts yi. mais bakkan du xasee borom du nekkee benn sax. xam nga bakkan tey du nekkee benn sax. xam nga contre l'humanité la. xam nga tey yow au lieu yow en tant que le président de la République du Sénégal Macky Sall war a def tweet comme ni mu koy faral di defee ay tweet lay def war kaa nakalu mais defu ko ba léegi. xam nga tey te ñooñu ay sénégalais lañ. xam nga tey lépp loo xamante ne ci wàllu yoon la jëm justice la jëm bu ci waxee ñu naan président de day waaj a faralaate wala day waaj a di dafa nekk xam nga genre yu mel nii situation yu mel nii sénégalais lambda bi du comprendre situation yu mel nii bu amee justice dugal ci loxoom yow président de la république da ngay taxawee ne le yaa ngi dégg say doomu réew du ñuy déglu ma wax la loolu amul ku mu naqarewul yàlla na leen yàlla yërëm comme ni ñu koy defalee ñeneen ñi di dem ay Charlie Hebdo defal ko ay ñooñu ñii la situation est très complexe parce que xamoo ku leen rey xam nga léegi am na benn journal bu génnee léegi nee na waa ji dañ ko rendi dañ ko décapité dañ ko rendi kan si am na soo xamante ne journal bëgguma tudd journal bi si kii lañ nekk si bu ma la permettre kii dee Colobane wala kii dee Bignona wala kii dee Ziguinchor bon bëgguma tudd journal bi yaa ngi dégg nee nañ Bignona nee nañ waa ji dañ ko rey journal am na décapité nee nañ am na journal bu ko génnee donc loolu noonu tey jii nii yu mel noonu genre yu mel noonu ñun loolu dañ ciy demee ndànk bu ci génn di wax wala bu ci président du ci génn di wax wala leneen déedéet loolu nekkul loo xamante ne lu ñuy xëy rek tëll rek nga ne damm na déedéet loolu ndànk-ndànk jam-jam lañ ciy demee jam-jam waaw loolu jam-jam nga ciy demee su ko defee nit ñi mën a xam carrément après yaa ngi dégg bu enquête yi demee ba génnee clairement autopsie yi génnee bu ko defee ñi mën a def ay enquête mën a saisir les coupables ñi dem ci mais lépp loo xamante ne situation yu mel nii bu ci nit chef d'état du génn nii rek wax ci gis nga président bu waree génn day génn président lépp dañ ko organiser président nekkul loo xamante ne lu ndaw la tuutiwul ku jiite ab réew nga jiite Union africaine yépp yow lépp lu lay génnee dafa war a nekk loo xamante ne lu am solo loo xamante ne tey jii nii tamit da ngay bàyyi ba am ci ay firnde yu leer ba enquête yi génnee ci loo xamante ne mu wóor na la lii leer na. nga soog a wax nga soog a tey mën a wax mais parce que mën nga cee wax rek wax ci loo xamante ne tey leneen génn te leeru la te su boobaa nit ñi dañu koy gisee neneen. waaw dañuy dikkaat foofu comme ni nga ko waxee woon la dernière fois si benn ITV. Sonko nee na bu fekkee législative liste nationale am passé na Matam lay démarrer li nga xam ne moom mooy campagne am yow nga tegoon si tamit menacé ko wax ko ay wax ya nga xam ne tey est-ce que da nga koy répété woon. man xam nga man dama jàpp ne. man waa ji il faut ñu xool ko tamit
waa ji tamit. kan si Ousmane Sonko. est-ce que naaxul. est-ce que naaxul. parce que tamit affaire yi man mu ngi may bëgg a jaaxal de. mais Matam Sénégal la bokk. est-ce que naaxul. ah parce que tamit yow déjà yow bokkoo ci liste. yow conseil wax na lu muy wax. invalidé na. conseil dafa rejeter recours. ah il faut ñu xam rejeter recours ak validation des candidatures. conseil recours bu ñu def. validation bi fële la yam procédure bi. ba ministre de l'Intérieur publié ñoom ñoo def recours conseil rejeter recours bi. yow bokkoo ci bokkaatoo ci. ngay dem naan da ngay dem ay Matam ak da ngay fay def campagne xam nga kooku nag loolu mooy man provocation laay wër. damay provoquer. c'est-à-dire mooy lan mooy dinaa leen won ne man fii moomu ko. loolu bëgg histoire ak bëgg violence la. yaa ngi dégg. Matam ci Sénégal la bokk. mais conseil rejeté na la toogal nga yam. yaa ngi dégg bu la conseil autorisé ñun waxuñu ñeneen buñ fa ñëw de. waxuñu ñeneen buñ fa ñëw ñoo xamante ne autorisé nañ leen ñu dem ay élection yoon may leen ñu def. campagne mais lu tax ngeen bëgg a jël Matam def ko seen titre foncier. te Matam bokk biir Sénégal xam nga politique. kon moom Ziguinchor kon Sonko moom Ziguinchor. gis nga Ziguinchor boobu politique. gis nga politique bi ngay gis. Macky Sall du demee Ziguinchor gis nga politique bi ngay gis. gis nga ragal Ziguinchor. Macky yàgg na président Macky yàgg naa dem foofu. gis nga politique. politique dafa am ay zone yoo xamante ne kenn mënul nangu ne fii xam nga dafa nekk ñoo ñi kii moo nekk seen xol Matam président Macky Sall lu mu leen defal. yaa ngi dégg ak ñoom lu ñuy gis seen bopp ci président Macky Sall. moo tax tey ñi defal ñu jàpp président de la république mooy son excellence monsieur Macky Sall. da leen a defaral tey ci wàllum mbay mi tëli bi nga xamante ne depuis indépendance. am kenn xamul ñaata accident moo fa am mu tàllal tëli bi dem ba Bakel. yaa ngi dégg. kooku tey jii nii ñun nag ku ñu yëg ñu yëg la. président de la république Macky Sall moo ñu yëg ñu yëg ko. daa yëg waa Matam nekkul ñun ñàkkuñu fayda di topp ci ay nit. topp ñu ci ay nit parce que pour tes beaux yeux. c'est pas ça. c'est à travers ces réalisations dans la région de Matam. yaa ngi dégg que la population a renouvelé sa confiance envers le président. looloo am keneen nag bu fa ñëwee di nga yàq sa carburant. di nga yàq sa temps. di nga wër ba sonn. ay taalibe ak xale yu ndaw ñoo xam ne ñoo lay topp di yuuxu boo paree nga dem ñibbi. essayé na ko 2019. 2019 ñëwoon na fa campagne présidentielle. ñetti nit ñoo fa ñëw taxaw. wax li ñuy wax dem seen yoon. xam nga loolu man li ma koy wax mooy. bokkoo te jàmm nga bëgg demal nga toog sa Ziguinchor bee nga toog foofu def sa campagne boo paree le 31 ku ñëw te ñoom bu ñu taxawee ne le 31 élection du am ba pare ñoom ñu ngi werante naan photom da cee bokk wala war cee bokk. xam nga lii mooy tey jii nii ñoom dañoo yeb sax sénégalais yi ñi dee ñi dañoo war a ubbi enquête wax ak ñoom jàpp leen parce que mënoo ne yow élection du am le 31 nga taxaw dem naan non man liste bi sama photo da cee war a bokk. yow kay nee nga bokkoo kay nee nga élection du am yow kay waroo dem di naan liste suppléant bi sa photo da cee war a bokk xam nga c'est contradictoire dañu waxante dëgg rek. c'est contradictoire donc loolu kay bu amee ça veut dire que yow xam nga ne en âme et conscience. élection day am par A ou par B. président de la république wax na lu muy wax pare na ci institution yi wax nañ lu ñuy wax pare nañ ci ku war a def sa campagne tijjee. nga dem defi sa campagne kenn terewu la nga jaarale ko ci yoon ak lu la yoon may nga def ko bu boobaa incha allah le 31 ñoom xam nañ fu ñu doon jaar rek la ñuy jaar. fi ngeen doon jaar ngeen di jaar mais concert casserole yi nag loo si wax casserole yi maanaam à partir de demain. 20h ba 20h10 dañuy tuubalee Dakar maanaam collection yeeg casserole yeeg yëpp. loolu ba nit ñi def ko challenge waa université commencé nañ démb. loolu laa la gisee loolu dama ne. moom xam nga koo xamante ne. yow on te surnommé Sankara. nga mujjee si Sankara Mbaye. Sénégalais yi dañ ko war a woowee Sankara Mbaye. kan Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Sankara Mbaye la mujjee. résistance mujjee ci ambiance. da nga jàpp ne day ambiance moom. mais moom day ambiance. président des immatures. Ousmane Sonko mooy président des immatures. yow ñu ne la Thomas Sankara nga naan Sankara Mbaye ngay mujjee. xam nga kooku day comédie. maanaam moom instant yow da nga jàpp ne suba concert casserole bi. ma ne la ay foo la ay caaxaan. réew mi tollul tey fu ñuy fëgg di keng-keng yi ñun dañoo amul temps boobu. suba yéen nee ngeen da ngeen di def compte. dama ne la ay vuvuzela ngeen di jël. dama ne la Abdou Karim Fofana moo ko wax de. bu tëggee nee na yéen ay vuvuzela ngeen di jël vuvuzela. bu tëggee. ngeen fecc ko. na tëgg bu neex nag. na andi ay sabar yu neex. woo waa sañ-sañ. ñi ñëw tëgg bu tëggee ñi fecc ko le 31 ñi feccaat encore. moom mu toog ci këram. yaa ngi dégg gis nga réew. un pays doit être sérieux un état
comme le disait Aïssata Tall Sall, un État n'est pas un jardin d'enfants. Un État, ça doit être quelque chose de très sérieux. On ne peut pas aussi, aujourd'hui, le Sénégal, dañoo tey rencontré tey ay difficultés yoo xamante ne yu metti. Le monde est en crise. L'Europe est en guerre. On vient juste de sortir crise Covid-19. Donc tous ces paramètres-là actuellement nii vous voyez tey jii nii lu bëri dafa yokk parce que crise bi tey moo waral loolu noonu tey même en Europe vous voyez des manifestations un peu partout. tey loolu bu amee li ngeen war a njëkk a saytu li ñu war a njëkk a xalaat mooy nan la ñuy xool ba tey génn si situation crise fu monde bi toll. mais nekkul nga naan da ñuy woowee ay vuvuzela ay affaire te sacrifice la tamit. nañ ñu def attention. affaire dina la. ñun yàgg nañ def nawetaan. ay sacrifice la. da nga jàpp ne day yow nawetaan yaa koo gis ay nawetaan nit ñi dinaan nañ fëgg ay bool. nañ fëgg ay cin. ay sacrifice la. ku ci dugg nag sa affaire la de. man de du ma ko def. ay sacrifice gis nga am na ku ko wax. ñun dofuñu de ay nitu àll lañ. xam nañ bu baax lii nu mu demee gis nga ay casserole ak ay mooy fëgg loolu noonu nag bu fekkee ay sacrifice la bu yeboo ñu tëral ko dëkk Maam Bamba bii dëkk Alaaji Malick Maam Limaamu Baay Ñas dëkk bii Makunta bu yeboo ñu xam ne bu yeboo ñu andi ay casserole ak andi ay poftaan fu ne lañ ko def bu ñu sonal seen bopp fii jàmm rek moo fi am neex na trop dañuy jeexalee foofu nga wax tuuti si sorti ki nga xam ne moom mooy Macky Sall ak Kaliphone Aminata Tall ancien collaboratrice ki nga xam ne mooy Macky Sall génn di ko ñaawlu nga jeexalee foofu après nga tàggu. waaw mais dama ne internet yi. dama ne. waaw. yonent bee gën a tedd bu ñu ne président ak Kaliphone yonent moo gën a tedd. waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. moo gën di mindeef mooy ngën di mindeef. waaw ay nit tooñ nañ ko def nañ ko lu nekk. daj na lu nekk. mais lan la mujj. ñooñu noonu tey. la dem ñoo mujj ñëw jéggalu ko mu jéggal leen ñun ay jullit lañ. Kaliphone lu mu mënta def jullit la. président de la république. tëjulul kenn portam. président. jullit la. nit bu tooñee ñëw ba ci moom ne ko président. tooñ naa de mais maa ngi jéggalu. looy def lu dul jéggal ko. tey kooku bu ñëwee ne suñu maman Marème Faye Sall mu ne maman. tooñ naa maa ngi jéggalu waa léegi ñu ne Kaliphone duñ la jéggal xanaa du jullit jéggal nañ ko buñ ko jéggalee nag ñu continuer suñuy activité loolu mooy démocratie loolu mooy ñun loolu lañ xam ñun xamuñu fayantoo ñun tey jii nii ñoom ci seen biir lu ñu mënta wax bu ñu taxawee jéggalu ñu jéggal leen ñun noonu lay demee. dañ lay bàyyi rek nga wax sa dernier mot. ci réalisation Macky Sall ak. di wax sénégalais yi di gëstu. président Macky Sall tey jii nii fu mu jëlee Sénégal. ak fu mu ko yóbbu. dafa sori. niveau bi sax bokkul. tey boo demee université. duggal université am na ñoo xamante ne bañ fa gëjee ay 2009. tey ba ñu duggee université dañoo tiit. boo demee tey terre bi mu fekk man lycée Lamine Gueye laa doon jàngee. terre bi terrain bi da daan dérailler. ñu xamul moo tax ñu xamul terre yii nii ñoo xamul terrain rek ñooy wax ñun man dama cee yëgg 3 ans di jàng 3 ans. di jàng lycée Lamine Gueye jóge Caaroy di jël terrain bi. déraillé. terrain bi di weng nit ñi nekk en danger. loolu nag président dem ba gis européens yi li ñuy def ak terre boobu noonu ak affaire yooyu président ne déet lii de dama ko yéene Sénégal andil ko Sénégal. BRT bi tey boo gisee ba may ñëw fii embouteillage bi gis nga nu mu méttee Sénégalais yëpp di ko jooytu yéen boo leen waree dem tournage da ngeen di gis embouteillage bi ngeen di daj. mu andi BRT waa Côte d'Ivoire ñëw di xool ci BRT bi xool nu réalisation bi demee. tey mu andi leen courant xuy kamaj dañ ko daan dégg 2011 ba nit ñi génnee terme xuy kamaj. ba léegi nii xuy kamaj kenn déggatu ko tailleur yaa ngi liggéey période tabaski bi normal. ceeb bi diwlin bi mu rémunéré ko subventionné ko ay milliards. pour sénégalais mën a am tey bu subvention boobu amul woon tey jii nii dëkk bi pour nga gis ceeb sax problème la xanaa boos yi. yaa ngi dégg loolu yëpp mu subventionné ko. yaa ngi dégg jël Sénégal yóbbu ko ci kanam ba pare yàlla wërsëgalee ko nag yàlla ndax moom borom ndam la. yàlla may ko ci ndam lan Coupe d'Afrique ñaata année lañ ko doon séentu ñëwul xam nga yàlla. moo tax yàlla yow defal rek yàlla mu ngi fi yàlla jël Coupe d'Afrique ne ko président yi fi jaaroon yëpp yow laa ko njëkk a yéene. jox ko pétrole depuis 60 ba léegi yàlla ne déet président yi fi jaaroon yëpp yow laa ko yéene gaz yàlla ne président yi fi jaaroon yëpp yow laa ko yéene ndax loolu ku am xol bu bon yàlla du la ko yéene xol bu rafet la yore moo tax ak liggéey bu muy liggéey ci Sénégal
moo tax gis nga nit nag lu nekk sa kanam doo ko gis. réalisation yi bëri na doo la wax lépp. xajul si li ñuy wax rek. waaw li duuf si nag bi xajul si. si cin li effectivement da ngay nuyoo rek. waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu internautes yëpp di nuyu internet Wassare News. di leen nuyu di leen sant di leen gërëm. di wax ne aussi vraiment ouverture bi ngeen am ndax tey jii nii amul xàjj amul seen tey képp koo xamante ne muy autorité muy jeune buy soog a door muy koo xamante ne ku bëgg tey jii nii wasaare bëgg tey wax sa xalaat tey ubbil ngeen ko ay porte tey mu génnee xalaatam wax ci xam-xamam tey loolu yaakaar naa ne lu am solo la. di nuyu aussi le coordonnateur Ablaye Diagne le coordonnateur du maire national nga xamante ne tey mu ngi def liggéey bu mucc ayib tàmbali woon na ko avant ñu koy teg avant muy nekk coordonnateur muy continuer ba mu nekkee coordonnateur ak bañ koy investir tey président investir ko ba léegi muy continuer ci liggéey bi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di nuyu Sénégal yëpp lépp lu si juum ngeen xam ne nit la loo xamante ne lu ci rafet la ngeen xam ne ci kàttanu yàlla la du suñuy mën-mën jërë ngeen jëf. waaw Moutarou ñu ngi lay ziare di la jaajëfal si sa teewaay fii nga xam ne moom mooy Wassare News Wassare News nag seen émission bi nga xam ne mooy CV émission bu mag bi émission bi nga xam ne ñëpp moom lañ doon xaar yegg si waat na di leen toog dig daje ba beneen yoon si Wassare News ak wassarenews.com